jërë ngeen jëf coowal faux passeport yi ñuy mbambu ci réew mi ñaari député yi ñu cey mbambaale l'observateur nee nañu déglu nañu kenn ki ubbil yéenekaay bi honorable député Mamadou Sall la nee na président bu assemblée nationale di Moustapha Niasse convoqué na ko démb ci 4 heures ba déglu ko ci coow li député Mamadou Sall ne xam na El Hadji Diadji Konté mi ñuy wax ci benn xaritam bu ñu naan Sadio Dansokho ci moom la ko xamee Diadji Konté di leen fréquenté ñu dem sax ba jàppe ko mag mu ne léeg-léeg bu ñu masaana nekk ci travaux ci assemblée nationale daan na ñëw dima abbu sama caabi néeg baa muy abbu Boubacar bi ay caabi néegam ngir man faa dem nuppalu daf ñoo gëmloo woon ne ci benn cabinet ministre lay liggéey député bu Kédougou bi ne li ñuy wax yépp ci mbiri faux passeport diplomatique yi ci média yi laa ko yëgee ni ko ñëpp yëgee nee na bi mu ko yëgee mbetteel mu rëy la ci amee mu ne su ko yoon di justice soxla woon ngir déglu ko pare na moom député Mamadou Sall ngir ñàkk immunité parlementaire am di mbalaanum kiixlaay ma mu amee ci assemblée nationale ngir may yoon mu mën a leeral mbir yi ndax moom leer na ko nañ ñi ne li ñu koy waxal taqiwu ci laalewu ci beneenub député bu ñu taqal ci yëf yi di député Boubacar Biaye bu Sédhiou l'observateur nee nañu moom it dégg nañu ko démb ci rajo Futurs Médias muy ragg ab deram wax na ni mu xamanteeg waa ji di Alaaji Diadji Konté wax na mbetteel mi mu amee bi mu déggee aw turam ci coow li nee na taqewul laalewul ci mbiri faux passeport diplomatique yi passeport doomam bi ñu ne dañ ko fekk ci loxoy Diadji Konté Boubacar Biaye nee na moom ñetti doom la am te ñetti doomam yi amul kenn ku ci am passeport Le Quotidien nañu nee na it Diadji Konté yore sama copie passeport lu mën a nekk la El Hadji Diadji Konté ma nekk ci loxoy alkaati Libération nee nañu wax na yu garaaw ci enquête ba yëral xët mu njëkk journal bi nee na faux passeport diplomatique yi mu doon trafiqué lu mu ci masaana am mook député yi mu séqal dil bi ñoo ko doon séddoo da daan liggéey ak ñoom moom waa ji di Diadji libé nañu njuuj njaaj ak lii xóor ak tàppale yi ñu koy toppe bi 12e législature bi tàmbalee ca la ko tàmbalee yéenekaay bi wax ñu ne réseau bi yamul woon rekk ci ay trafiqué faux passeport diplomatique dañu doon régler ay visa Italie di régler ay visa France di régler ay visa Allemagne ab ordre d'incarcération mi ngi doon gàlle ci ndoddam bu yàgg ba léegi ab sëriñam a baax moom Diadji Konté waaye kon heure bi mi ngi ko waroon a fekk ca kaso ba kii jege lool kaso guddi yi ñu toll Les Échos nee nañu moo di rappeur bii di Kilifeu benn tànk mu nga ci biir kaso ba ba ca des ci biti démb dem nañu génne ca kaso ba Cheikhna Amadou Diallo mi ko filmé woon taaj Kilifeu ñu jàkkaarloo maanaam confrontation ca cappaandaw la ci la ñu jëlee tuumay escroquerie di njublang gàll ko ci ndoddal Kilifeu ba tey jii ci lañ ko war a defeere source wa nañu tuumay trafic visa teggeeku na ko moom Kilifeu escroquerie la ñu koy toppee te sax am na nu mu doon demee moom Landing Bessan Seck la doon fanaani waaye partie civile bi moo bañ lànk kandaare ne du retirer plainte am vidéo bi jur lii lépp source wa ne ñu am nay xibaar yu leen wax ne benn waay bu siiw bu nekk ci réew mi moo ko siiwal ginnaaw waxi Kilifeu ak Condé ci Sénégal ñu wax ci waxi Condé ci Guinée Vox Populi xëy na di ñu xamal ne coup d'état ba am ci réewum Guinée njiitu réewum Sénégal di Macky Sall mi ngi koy ñaawlu rax ci dollit waa CEDEAO jël nañu démb décision suspendre réewum Guinée ci banqaasi CEDEAO yi Le Quotidien bind ne Macky Sall wax na ci coup d'état ba am ci réewum Guinée ba ñaawlu ko La Tribune li mu gis ci taxawaayu président Macky Sall ci coup d'état ba am ci Guinée mooy Macky mi ngi jàppale Alpha Condé moom président de la République di Macky Sall moom la Sud Quotidien xëy ndajam conseil des ministres bi ñu doon def démb fa la engagé gouvernement bi ngir ubbi teg l'école gii di ñëw tege ci yoon bañ a am benn rëq-rëq bàyyi ñool njëgu dund gi ak dogal yi ñu ci jël li ñu santaane ci njëg yi sant na gouvernement bi ñu taxaw ci temm def seen kéemtalay kàttan ba jaaykat yi jëfe njëgu yees yi Soleil national di dëggal xibaar bi ci xëtamu njëkk dellu siwaatit ci dogal yi njiit réew mi Macky Sall jël démb ca ndajam conseil des ministres nee na gouvernement bi fexe ba ñu respecté njëgu dund yu yees yi fexeet ba jaaykat yi génne stegu marchandise yi ñu denc location bu seer bi ñëpp yu jooy ci réew mi ñu fexe ba régler ko lu jëm ci rentrée scolaire bi ak li mu ci santaane moom président la Sénégal mi ngi ñuy wax ne weer rekk dox suñu digganteeg ubbi teg l'école gi Macky Sall mi ngi dooleel ñi séq njàng mekk njàngale mi ak ñaan ci ñëpp xibaar yi ak marche di dox bu yaa boo xamante ni activiste acteur politique namm nañu ko ci dimanche ji lay doon ñu ne ngir ñaawlu ceerteg dund gi ci réew mi ci weneen wàll it ñu ne pataaralu centrale syndicale yi lu leen yëm la démb ci conseil des ministres nag njiitu réew mi président Sall sàkku ci gouvernement bi ñu wéyal taxawaay gi ngir fexe ba poosab jëndkat bi bañ a daal di fëq tukkee ci jaay moo xamante ni dañuy yokk ko wàññi na mu leen neexee nañu wéyal contrôle gi loolee nag ministère bi ñu dénk jënd ak njaay nga ca ndax seeni agent ci wàllu contrôle économique gi ca Pikine ci misaal juróom-benn di tonne suukar teg nañ ko fa loxo si siir ko fukk ak ñeenti commerçant ñu woolu leen wàllu xibaar bokk na ci jafe-jafe ndox mi ci kaw gi Sénégal Aquatech mi ñu ci joxañee fu neeg nu ne njiit la yëglu na onsu ñabali ak ñi ciy dugal kàddu yi politique ak local yi ñu dëgmal moom ak njaaxle la ci am ana gestion ndoxam kaw gi ak wàllu politisation looloo ko jaaxal mu ne
FRAPP France dégage taxawu askan wi FDS les Guelwaar ñoom ñëpp fas yéene bu dimanche daal di wàcc ci mbedd mi amal ab dox ci Guédiawaye lay doon ngir ñaaw lu ñu ne certe gi ñeel dund gi ak état bi ñu gis ne daal jéemu ca lu bari naka noonu it yéem gu leen pattaaraluk mbootaayu syndicat yi yéem ñu ne démb ci janook taskatu xibaar yi lañ ko xamle ci teewaayu Aminata Ba ngir RFM. kuréel yi di FRAPP France dégage ànd taxaw askan wi ak FDS les Guelwaar di sàkku ci askan wi yëpp ñu daal di booloo waaye bokk itam ci doxub ñaxtu bi nga xamante ne fas yéene nañ ko amal niki fukki fan ak ñaar ci weerub septembre bi ñu dëgmal ca Guédiawaye Guy Marius Sagna di coordonnateur bu mouvement FRAPP France dégage. dimanche 12 septembre ñun ñëpp nañu joxante rendez-vous 9h ci suba ci buntu bu magu lycée Limamoulaye fas yéene dox ba buntu préfecture ngir naxarlu dund gu cher bi nga xam ne ñun ñëpp askanu Sénégal ñu ngi koy dund. kuréel yi nag di ñaawlu ba fi ñaawlu yem cheraayu dund gi ñoom nag ñu jàpp ni bor yi nga xamante ne réew mi am na ko bokk na ci li waral njëg yi daal di yokk bu ñu sukkandikoo ci Mouhamed Salim Gassama nekk secrétaire général bu mouvement FDS les Guelwaar. dund gu cher gi nag buñ ko waxee ci lépp lay laal population yi jamono jiñ toll nii sonn nañ lool li ko waral du lenn lu dul pasare bi ñuy pasare alalu réew mi waaye itam du lenn lu dul det bu bëri bi nga xamante ni mi ngi ñuy topp koo xamante ni doo ko mës a def ci fi war a jëm. coordonnateur bu mouvement ànd taxaw askan wi Ababacar Mbaye dina xaarlu tekkaaral bi nga xamante ne yenn ci ay kuréel yi fi nekkal askan wi ak syndicat liggéeykat yi. ñu gis nag centrale syndicale yi ne nem situation fonctionnaires yi ne nem yaakaar nañu ne jotuñu seen kaas ci mbir yi. mouvement bu FRAPP France dégage ànd taxaw askan wi ak FDS les Guelwaar di yëglu di artuwaali itam nguur gi bu ñu sukkandikoo nag ci ñoom fii ak njeexitalu ay bés bi bu fekkee ni njëgu denrée yi wàññeekuwul loyer bi wala sax ci njëgu dem bekk dikk bi dinañ daal di amal ay doxub ñaxtu ci ñeent fukk ak juróom benn département yi nekk ci biir réew mi. jërëjëf soxna Aminata Ba lu jëm ci wàllu njëg yeeg na ko état gouvernement bu Sénégal tëralee ngir di wéy di may gët yooyu njëkk mu bañ a yokku wala boo kenn bañ caa laxas jaan ak yeneen moo waral contrôleur économique yu ministère bi ñu dénk njënd ak njaay ne woon démb ci département Pikine ci wàllu li nga xamante ni nag tukkee na fa ci seen contrôle yooyu bokk na ci juróom-benn di tonne suukar yu nu si siir ak ñeenti commerçant yu nu woolu ndongo ka fukk ak ñeent ci ay commerçant grossiste la waa contrôle économique daal dee teg loxo ci ay marché yu nekkee nag diggante Pikine ak Kër Massar waa contrôle économique boole ci tamit daal dee nangu ci ñoom ay tonnes yu bëri ci ay suukar ñoom yi la commerçant ñu leen toppee nag doxalin woo xamante ni méngoowul ak yoon ci seen wàlluk liggéey Amadou Touba Niane mooy chef service départemental du commerce bu Pikine. lii tolloo ko juróom benni tonne ak ñu tegal téeméeri kilo moom la ñu saisir ci suukar ñu ngi ko saisiré nag ci ay grossiste fukk ak ñeent dong mooy ñi nga xamante ne nga ci gis koo xam ne danaan aw ma suukar te am na te loolu yoon da koy bañ nga gis koo xam ne it dalay jox facture boo xam ne la ca nekk ak la ca war a ne dafa wuute gis koo xam ne moom du joxe facture daa jënd joxewul facture te loolu du tax ñu mën a xam da ci xew te prix bi jëm ci détaillant bi dafa war a jaar fu leer nañi di nga sax gis koo xamante ne fii sax dafay jéem a sax jaay lu ëpp njëg li nga xamante ne détaillant bi daf koy jaayee. ci marché yi nga xamante ni waa contrôle économique daal di doon koy visité kii di commissaire aux enquêtes économiques bi ni commerçant détaillant yi amul nag lenn loo xamante ni mënees na leen koo sikkal Amadou Touba Niane ni ñoom ñëpp nag ñoo nangu daal dee sàmmonte ak arrêté bu ministre du commerce bi fixé nag lenn ci ay produits seenuk njëkk. détaillants yi amuñu problème ñu ngi collaborer ci wàllu nit ñi di respecter njëg yi en tout cas ci marché yi ñu defagum fi mu toll nii toll nañ ci juróomi marché li ñu defagum. Amadou Touba Niane ni résultat yu baax yi nag bu nu ko amee dafa fekk ni waxtaan ak sensibilisation bi la ñu daal di jiital. dem waxtaan ak chef de quartier yi ngir ñoom ñu constitué wu bouclier ngir benn boutique
ki bu nekk seen quartier du sañ a def lenn li. moom chef service départemental bu commerce bu Pikine nu di fi daal dee yem Amadou Touba ñaan ni faaw nag day wéyale lii di caytu gi jëm nag ci marché yi nekkee ci biir banlieue bi yëpp Ndongo Ka Pikine rajo Futur Média. jërëjëf Ndongo démb ci ndajem conseil des ministres président de la république Macky Sall sàkku ci gouvernement bi ñu wéyal taxawaay gi jëm ci wàllu fexe ba njënd ak njaay ak njëg yaak tëralin wi dara bañ caa soppi fa na ko te boobaak léegi rawatina it luy sàmmal aji jënd gi ak poosam naka noonu it yenn ci jaaykat yuy def wàllu rétention di nëbbam njaay ak yeneen loolu lépp ñu fexe ba mu dakk wàllu luyaas bi it jàpp na moom njiitu réew mi ci ndajem conseil des ministres démb ne système bi ci wàllu yoonal gën a ci dugaloon faaw ak xoolaat am ca ak it wàllu xayma évaluer ko gënal ko ci ndajem conseil des ministres boobu la ñuy des ak yéen ak dogale fu tukkee bokk na ca coppite ci boppu office répression trafic illicite stupéfiant mbootaay gi xeex ak wàllum sinébar ak drogue OCRTIS léegi commissaire Ndiare Sène police commissaire divisionnaire moo ko jiite daal di fa wuutu commissaire divisionnaire Ibrahima Diop mi nu daal di woolu ci yeneeni liggéey RFM juróom-ñetti waxtu tegal juróom-ñetti minutes. ak RFM kumpa jeex na. ñu waxtaanee wàllum ndox mi ñeel kaw gi ci Sénégal teddale mi naka noonu ci yoxoy Aquatech kër googee boobaak léegi ak joxañ tukkee fu ne jëmee ci moom ci wàllu cooxe coono gu ci waa kaw gi nekke waaye njiit la bu Aquatech Ansou Niabali moom la ko yéem mooy aji politique yi baax ba nuy waajali local ñu ngi koy boole ci seen i wax ci gàttal bëgg ko def fasu xare loolu jaaxal na ko mu ne Ansou Niabali ñu teewlu ko Mouhamed Diop. relan politique bu ndox mi bëgg a jël ci campagne yi di ñëw vraiment il faudrait que ñu ñëpp ñu déggoo ci teg ko ci suuf mën a bàyyi nit ñi ñu liggéey. pour yow local yi dafa impacté bu baax a baax gestion forage yi. élection locale yi ñu jëm oui wax dëgg fa yàlla da ko impacté bu baax a baax ñun ñi nekk ci biir domaine bi ñu ngi jànkoonteeg moom bu baax a baax relan politique bu doy waar moo fi nekk ku nekk soo bëggee jël mairie bi wala nga bëgg a am électorat da ngay campagne ndox bi alors que soo xoolee loolu du lu war maa ngi koy fàttali sama début intervention ndox wérgu yaram jàng bi loolu wax dëgg fa yàlla il faut que Sénégal ñu ñëpp ñu booloo nangu lu koy jëmal kanam et non ku nekk far fi nga fare nga bëgg ko utiliser pour am ay nit. ñu des ak ndox mi waaye bi yoon bi nga xamante ni moo tukkee ci taw yi waame gi ci Touba Mbacké ña ci loru ak ndimbal tukkee ci ministère bi ñu dénk soxna yeeg njaboot gi baaxee leen ñoom sinistre yi Touba juróom-ñaari tonni ceeb ak diw naka noonu Pape Balla Gueye. mbirum sinistre yi ci mbënn mi ci diwaanu Touba doon na loo xam ne soxal na jëwriñ ji ñu dénk wàllum jigéen ñeek njaboot gi lee ba tax na nag mu fas yéene leen jàppale mu doon jàppale goo xamante ni am na solo loolu suñu sukkandikoo ci gouverneur bu Diourbel. fële ñu ngi fay def ay investissement ci wàllu assainissement fii ci wàllu ñi nga xam ne ñoom ñoo loru moo tax état bi génn 7 tonnes de riz ñooñu mooy recensement bi nga xam ne ñu ngi koy def bu paree ceeb boobu ñoonu lañ ko séddale ñi nga xam ne loru nañ ci biir mbënd bi daara yi nga xam ne itam loru nañ sànq ba mu saisir état bi mu ne nañ dimbali daara yi inondé yi am ay sinistré moo tax mu yëkk yi li joxe ko moom mi njëkk a jot jàppale googe ñu jagleel daara yi Serigne Abdoulahad Sanké muy rafetlu lu ni mel ci turuk association éducateur islamique bu Sénégal Mafatihul Bichri tonni ceeb moom bëriwul waaye loolu ab nuyoo la rek wala luy rafetal la xëy na luy wane ne rek lii ak yëg mi ngi ci donte ñëpp lañu ndax du Touba dong moo indoone Sénégal gépp moo indoone kon nag daara yooyu nga xam ne ko yittewoo ñoom lañ koy séddale ak mu mën a toll rek donte ko di am benn saako ceeb sax man loolu rek donc doy na ma li am solo rek mooy lu mel nii ñu koy bàyyi xel. lu tolloog juróom ci ay ndaw yoo xamante ne ñoom ñoo daal di faatu ci ndox yi ci mbënn mi seen i njaboot nag daañu leen jàppale as tuut suñu sukkandikoo ci gouverneur Guilé. moo tax ñu ne famille bu ne nañ ko jox 250 kilos de riz ak 25 litres d'huile loolu yëpp naa ko ci oto yi di ngeen ko gis léegi. dinañ ko ak 100 000 francs famille bu ne loolu laay topp famille bu ne jaale leen. lu tolloog juróom fukki millions yoo xam ne xalif général des Mourides moom moo ko daal di jagleel ñi nga xam ne dañoo loru ci mbënd mi ak jàppale nguurug Sénégal séddale gi daanu ko door ci nu mu gën a gaawee gannaaw bu recensement bi jeexee suñu sukkandikoo ci gouverneur bu Diourbel Papa Balla Gueye Mbacké rajo Futur Média. jërëjëf Papa Balla diwaanu Kaolack la ñuy wutali waxtaanee wérgu yaram ak xeex beeg jàngoro yi cataracte di jàppi gët foofee am na fa nag lu ñu fa daal di amal nem ndaje jëm ci ceet yaram yi ci lu nu fayul dara consultation gratuite ci ñi ko amee jàngoro jooje lu toll ci 200 téeméer ci doomu Sénégal fare Kaolack seet nañu leen ca muy jàngoro ji faral di jàpp mag ñi naam waaye ba ci gune yi léeg-léeg Pape Mbaye Diaw. mu doon loo xamante ni dañ koo nemmeeku ñi nga xamante ni moom la cataracte di dal mu daal di bari lool fi nga xamante ni moo di ci région bi ñeen sekk nekk médecin chef du district sanitaire bu Kaolack di xam le rek ne cataracte bi jamono ji ay jafe-jafe la fi nga xamante ni moo di ci région bi.
cataracte moom plus population bi di gën di bëri ñi gën di âgé rek cataracte day gën a bëri parce que li ci ëpp mag yi ñoom ñoo koy am loolu rek wane na ne cataracte problème la ci biir Sénégal problème la ci biir région bi donc cas yu mel nii dafay tax aussi ñu soulager population yu bëri parce que ñu bëri. cataracte nag ci mag ñi lañ ko daan gis waaye am na xale yoo xamante ni mi ngi leen di dal Makhtar Dieng Badiane ophtalmologue dina xamal loolu lan moo koy waral. am na forme yoo xam ne di dal xale yi ñoo xam ne ñu ngi soog a juddu ay liir wala am ay at yu néew loolu ñu forme congénitale am na forme yoo xam ne nag xale yi mën nañ ko jëlee ci ay traumatisme maanaam ay gaañu gaañu wala ñenn ñi mag ñi am ko ci yenn feebar yi comme diabète loolu lépp daal mooy ci tënk li koy andi mais li ci ëpp mooy ci at yi maanaam lu normal la ku am yenn at yi foog nga am ko. ngir rek ñu xeex feebar boobu nag ay consultation gratuite daal di nañ koy amal Adama Seck nekk coordonnateur santé ci Ligue islamique mondiale. dañu bari ay néew doole moo tax ñoom ñu choisir di dimbale ci côté boobu te yaakaar naa ne ku wax dimbale néew doole nga wax ci wàllu santé moo tax ñun am nañu ay projet yoo xam ne ci cataracte lay dem fu bari daal dem nañ fa ngir dajale malade yi ngir ñëw vraiment soulager seen ay coono. journée de consultation yooyu nga xamante ni nag ñetti fan la am ci district sanitaire bu Kaolack lu toll ci ñaar téeméer ci ay nit daal di nan fay faju agent de santé yi nag di xamle rek ne ñoom du ñu yem fii ndaxte seen bëgg-bëgg rek mooy fexe ba cataracte bi daal di wàññeeku ci région bi RFM Kaolack. Pape Mbaye Diaw. Pape Mbaye jërëjëf ndar la ñu wutale bi yoon ak waxtaanee brigade de sécurité maritime bu diwaan ga di ñi nga xamante ñooy may gët waax ya ca ndar dugg nañ ca biir xool nanuy liggéeyee ak nanuy may gët lu jëm ci wàllu mbaax askan wa ñuy jël gaal ak yeneen ñu ngi wàccoo ak charte yi bokk na ca gilet beeg yeneen ñuy dem ca bël baak yoon yeneen rawatina jamono yu ñenn ci askan wi ndaw ñi rawatina def wàllu mbëkk mi immigration clandestine boobee brigade ñaar fukk ci ay agent la am ni muy liggéeyee ak na muy contrôlé Ousseynou Diop ci leeral. coow loolu lu tax mu bare benn gaal la boo xamante ni dafa waroon dem géej ñu sifflé ko ngir mu taxaw mu bañ bateau bi daal koy topp ba jàpp ko. ñile ñooy équipe maritime bi nga xamante ni lépp lu jëm ci wàllu géej gi moom la ñuy saytu dem beeg dikk bi rawatina ci jamono ji nga xamante ni dañuy wax lu jëm ci wàllu mbëkk mi Mamadou Keita moo ko jiitee. à cause de l'équipe. waaw ñun dañu saytu lépp dem bi dikk bi ci wàllu gaal yi bël bi moom mën na ko jàll ci saytu woon la xoolul noonu ndax am nga loo yor wala boog da nga am looy làq wala da nga bëgg def immigration clandestine. et au niveau de l'embouchure aussi. ñaar fukki doomu aadama ñoo ca ne ñuy xëy ak di gont fukki waxtu ak juróom-ñeent si la ñuy wàcc waaye nag dara du leen romb. ñuy xëyee si suba si ba midi ñeneen ñi xëy midi ba 19h parce que à partir de 19h navigation bi normalement dañ ko interdire fii. équipe maritime bii di saytu ñëpp rawatina ñi nga xamante ni amuñu ay gilet de sauvetage ngir bu ñuy romb bël bi duñu mën a am benn jafe-jafe. saytu gars yi di génn sans pour autant sol gilet ñu solloo leen gilet ak gaal yi ndax bëtt na gaal yi ndax wóor na ndax gaal yi amul xale yu ndaw yu koy fréquenter. ñaari at fi mu ne nii accident xanaa feneen la ñuy wax waaye ci bël bi ak diggante fii ak ci bël bi moom wax dëgg yàlla enregistré wuñ ko fi. ñoom ci wàllu immigration clandestine bi sax daañu saytu bépp gaal ngir mën leen boole ba ñu mën leen teg loxo. wàllu kaaraange nappkat yi itam bàyyi wuñ ko ginnaaw Ousseynou Diop Saint-Louis RFM. tàggat yaram ñu dalal Youssouf Bodian maa ngi lay ziar Youssouf. di la delloo ziar xëy ñu tàmbale ko basket ab jigéen ñeeg jongante Afrique yi Sénégal tànn na ay gayndeem. fukk lañu ak ñaar juróom-ñaar yi bi mooy doon seen première compétition Bintu Diame Mamari Sy Oumou Khayri Sarr ñoom kon bokk ci ñi nga xamante ni kon Yacine Diop ñoom bi mooy doon seen afro basket beneen bu ñuy jongante waaye ci des yëpp dañuy door ba tax na kon mbébét bi mooy fexe rek ba dooree ci afro basket bi tabaxaat équipe boo xamante ni fi ak ay at dina mën a am taxawaay bu am solo ci kanam équipe yu yenn ñu nekk Afrique mel ni Nigéria ñu jàpp ko moom mooy favorite moom mooy yor raaya bi dëmb ci janoom ak taskatu xibaar yi sélectionneur bi Moustapha Gueye daal dina expliquer kon ay tànneefam. bañ doon door ñaar fukk ak juróom lañ nekkoon après ñu wàññi au bout de 15 jours wàññi ba fukk ak juróom-ñaar léegi tey fukk ak ñaar moo des. te loolu ñu ngi ko wékk juste ci li ñu liggéey ñoom pendant la durée du stage ku ci nekk ci sa domaine xale yi ñefe nañu bu baax ku nekk dans jéem a gagné place am mais choix moom toujours dafa difficile booy gisee liste bi tey Maïmouna Diarra newu ci Oumou Kalsoum Touré newu ci mais juste que ay choix sportif rek la en plus il faut se projeter dans le futur naa ngi ñaan yàlla daal critères yi nga xam ne mën nañ sab pour taxaw équipe bi muy compétence muy complémentarité muy état d'esprit plus maintenant xalaat yokk ci une vision future maanaam
waajal loo xam ne at yi di ñëw dinañu tax ñu am équipe bu taxaw loolu moo doon suñu critère et di ñaan yàlla nag ñun ñu am raison au bout de la compétition di gërëm fédération di gërëm état du Sénégal parce que conditions yi ñuy defal ren gën nañu ko am pour ne pas dire bés ñu ko am mais vraiment léegi da ñun ñu war a gën góorgóorlu pour vraiment mériter li nga xam ne état bi ak fédération defal nañu ko. Moustapha Gaye kon di sélectionneur bu Sénégal ci wàllum basket ci jigéen ñi liste bi ni la tëddee meneuse yi Bintou Diémé nekk ca Nantes ca France Mati Fall ville de Dakar la yëngu fii ci Sénégal arrière yi Kouna Ndaw bu ville de Dakar Yacine Diop nekk ca France ailière yi Yaay Irma Diémé bu ville de Dakar Ndeye Fatou Ndiaye bu Seine-Savine bu France Léna Niang nekk Temple University Elière Forti Mame Marie Sy nekk ca Charleville Mézières Oumou Khayri Sarr moom ca Espagne la nekk Soxna Fatou Diassila Toyota Antelope la nekk ca Japon pivot yi Madjiguène Sène bu Isexport suy ci Sénégal Anne-Françoise Diouf bu James Madison University ca États-Unis Afrobasket bi le 17 ba le 26 septembre lay doon Sénégal matcham bu njëkk digganteem ak Guinée de 18 septembre lay doon rajo Sane. ñu waxtaanee football bi ak jongante Afrique yi club yu Guinée ñoom ak tolluwaay moom même réew duñu mën a dalal ay match. waaw ni nga ko waxee noonu la li waral kon mooy coup d'état bi fa amoon dimanche bi passé ba léegi kon yëf yi kenn xamagul kon fan la jëm ba tax it waa CAF jàpp ni ñetti club Guinée yi war a soobu ci préliminaire yi lu ñu mën a jouer seen réew conséquence bi mooy Wakriya bu Guinée ci wàllum coupe de la confédération jàmbaar bu Saly la waroon dajel ñoom léegi match aller rek la ñuy amal fii ci Thiès ku gagné ci match boobu daal di jàll ci tour bu ci topp est-ce que loolu avantage la ci club bu Saly bi le fait que mu kese mooy recevoir fii ci Sénégal laaj nañ ko kii di directeur technique bi di Moussa Camara ci micro Mouhamed Jojo. ko xalaat mooy bon jouer benn match sa kër du yomb de parce que bon ñoom dañuy xam ne léegi amul match benn match moo am donc tout le monde dañuy jouer seen chance jusqu'au bout parce que benn match la donc benn ñaari équipe bi am ñu choix donc y aura moins de calcul donc xaw ma avantage la xaw ma inconvénient la pour ñoom mais bon ñun en tout cas ñu ngi préparé match bi tranquillement pour essayer de gagner suñu dëkk fii si Sénégal donc avantage am nañu avantage terrain bi rek mais bon mais loolu moom avantage terrain taxul nga gagner match il faut nga xeex ak ñoom waaw et puis essayer gagner match bi. seen préparation fan la toll. waaw ñu ngi si depuis weer ñu ngi liggéey xale yi am nañu xale yi demoon à l'étranger ba léegi ñu ngi joué ak yeneen xale ñu leen remplacé actuellement jàmbaar donc ñu ngi def tout pour préparer match bi bala semaine bale passé joué nañu kon Tëngéej kon dimanche xale yi góorgóorlu ñu ba joué match bu baax mais bon léegi match bi war a joué match dëgg bi mooy dimanche contre Wakriya de Guinée pour essayer gagner match bi. non recrues yi ban mën ñu joué am na recrues yoo xam ne ba ñoom mën ñu joué parce que liste bi def nañ ko bu yàgg donc léegi xale yu nekk jàmbaar ñoo joué. Moussa Camara directeur technique bu jàmbaar Wakriya bu Guinée match bi kon le 12 septembre dimanche bi ñu jëm Stade Lat Dior bu Thiès samedi bi ñii di waa kon Teungueth FC ci wàllum Ligue des champions ñooy dalal ASEC bu Mimosa bu kon réewu Côte d'Ivoire résultat phase nationale ONCAV yenn ci résultat yu jot démb club bi équipe bi di ndaw góor ndaw bu Rufisque moo daan Janki bu Ziguinchor ñetti bal ci ñaar Yamatooñ bu Ziguinchor mooy équipe championne en titre moo daan Walidane bu Diourbel ñaari bal ci dara. ca tugal moom juróom-benn ak bëccëgu qualifié gi ñeel mondial gi tëj nañ ko démb. bokk na ci équipe yi nga xamante ne équipe yu jàpp nañ équipe yu mag lañu ñoo gën a fës Kosovo moom kon Espagne moo ko fekki daan ko ñaari bal ci dara Italie daan Lituanie juróomi bal ci dara Italie nekk champion d'Europe en titre bi mooy 37e match fanweeri match ak juróom-ñaar yu tegle kenn gañew leen groupe E Biélorussie Belgique moo daan benn bal ci dara diggante Pologne ak Angleterre 1-1 waa Islande Allemagne ñoo leen fekki daan leen ñeenti bal ci dara xaja sal jërëjëf Youssouf RFM juróom-ñetti waxtu tegal ñaar fukki minutes. RFM rajo askan wi. ñu yegg seeg yéen ci chronique culture bi ànd ak Anna Rocha. maa ngi leen di nuyu mbokk yi waxtaayu ñaar fukk ak juróom-ñaareeli édition FESPACO bi mu ngi dox ci anam yi gën loolee bu ñu sukkandikoo ci ministre burkinabé bi ñu dénk wàllu culture art ak tourisme docteur Élise Foniyama Ilboudo doon ci daje ak mission technique de prospection bi nga xam ne ministre de la culture bu Sénégal moom moo ko daal di yebal foofee ca Ouagadougou ñu déglu ko ci micro suñu envoyé
envoyé spécial Ndate Diop. Je remercie en tout cas l'équipe technique qui est là parce que cette équipe technique est venue. maa ngi remercier équipe technique bi nga xamante ne dafay ñëw ngir rek xool mbir yi nu mu tëddee lépp rek wàccaayub festival bi man nag kontaan na ci avancement yi nga xamante ne liggéey bi am na ko visite bi nag dina tax collaboration daal di am ci ñaari équipe technique yu ñaari réew yi booy xool ci wàllu professionnel mbir yu bëri nag dañ leen daal di amal rawatina lu jëm ci salle yi nga xamante ne ñoom ñooy accueillir nit ñi waaye it lu jëm ci hébergement nit ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñëw ci FESPACO bi Sénégal nag moom mooy pays invité d'honneur wante yeneen délégation yu bëri sax dañ leen xaar fii ci Ouaga ci digg weeru octobre bi loolu daal dina nekk ay moment yu rëy. Sénégalaise a bien voulu savoir quelles sont toutes les équipes qui seront là, quelles sont les personnes qui vont faire le déplacement pour ce festival et je crois que c'est très important. Yoko Sine, délégation générale au FESPACO